بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بوكي ci Facebook, Instagram, Twitter ak YouTube ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di la ziyaare ci ñetteelu guddi bi nga xamante ne ni ci lañ nekk muy guddi Ashura Tamxarit muy Muharram. ñu ngi leen ci ziyaare di ñaan yàlla sunuy message fekk leen ci jàmm, waaye aussi li nga xamante ne ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko muy ci Sénégal ak li génn Sénégal ci àdduna bi muy Covid bi ak ses variants, yal na ko yàlla génne ci àdduna bi, jàppale ñu bu baax ba nga xam ne sago yi dina delsi, jàmm delsi, bu ko defee mu nekk loo xamante ne ni dana baax pour ñëpp. di ba tey di rafetlu tey ñaan yi nga xamante ni yëpp ñaan nañ ko mu nekk ay ñaan yoo xam ne dafa dem pour ci réew mi. ñu defoon ko Touba, le khalife général son éminence Cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir Mbacké hafizahullah wa raahu woote woon ko te mu am benn wuyisi bu am solo, te loolu yëpp mu jëm ci mbaax ak defar ak wone autorité islamique. loolu dafa am solo ndaxte am na ay réew yoo xam ne tey ñu ngi tudd ay réewu jullit amuñu kilifa yu ñu am ñun nga xam ne dinañuy jekki-jekki woote ne nañu def sarax wala nañu def ay wàcc alquran. am na ñoo xam ne sax fàtte nañu loolu ne ci sunan al anbiya al rusul al awliya ci lañu loolu ci la bokk. di aussi di ñaan sunu xalif généraux yi nga xamante ne ni jiitu nañu muy samahatu cheikh Abdul Rahim Seck ak samahatu cheikh Chérif Abdoulaye Thiawlaay, yal na leen yonent bi teeru ak awliyaullahi kummali, seen bàyyi seen mag yi, ñoom ñëpp ñu teeru leen ci àjjana firdawsi. donc comme niñ ko dige woon rek, mooy ne dañuy dellusiwaat rek ci deuxième partie ci li nga xamante ne ni mooy li ñu tuddee l'histoire du conflit entre Banu Hachim et Banu Umayya, mais également le conflit wala la lutte inévitable et permanente entre le vrai et le faux. démb duggoon nañ ci wax ci lu xaw a bari tuuti loo xamante ne ni dafa dem ci lii nga xam ne moom mooy sujet bi. di sant di gërëm bu baax sunu mbokk Mamadou Dia ak Doudou Ndiaye Banne, ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax, di leen del ziar bu baax, di leen ñaanal, di sàkku sunuy message fekk leen ci jàmm ak ñi ñu fekk topp yëpp ci àdduna bi fu ñu mën a nekk. donc xeex bi nga xamante ne ni dafa dox diggante fen ak dëgg dafa nekk xeex boo xamante ne ni depuis ci Iblis bi muy xeex ak Adama, Namrud di xeex Ibrahim, Moussa Firawna di ko xeex, muy Firawna bi mu dajal, waaye également Isa César di ko xeex, aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyan di ko xeex. donc xeex boobu mooy toujours dëgg day nekk ci côté, mu am mu askaram maanaam camp, fen nekk ci wetam, waaye aussi day am mu askaram. mooy les lois de l'antagonisme.
maanaam xawaaninul ad-diddayni awil hakaza diddiya. donc moo tax fen boo ne fen du yàgg effectivement mooy reñu fen, mais quant à existence am moom dafay continuer parce que fen mënul dem bàyyi dëgg, ñu ngi dëgg jéggalu, waaye aussi dëgg mënul dem bàyyi fen, toujours dañuy nekk ci wet gi. donc loolu moo tax xeex boobu muy am, te kenn ku ci nekk da nga am ñu ànd ak yow. comme niñ ko waxee démb, dëgg dafay ànd ak ixlaas, sincérité, ànd ak mbaax, ànd ak maanaam lii nga xamante ne ni moom mooy ay valeur, ay jikko yu rafet, les bonnes mœurs. waaye fen dafay ànd ak wuruj, trahison, fen ak yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ànd nekk ay mbokk. donc te loolu boo ko dee xool am na 75 caractères yoo xam ne yooyu la ñu tuddee junuudu rahman, ak 75 caractères yoo xamante ne moom la ñu tuddee junuudu iblis. wax nañ ko fi keroog sànq tuuti rek évoqué nañ ko. mooy maanaam foo gis ixlaas ci côté bi am na, maanaam sincérité am na, manque de sincérité. foo gis tabe muy tab mooy générosité am na, avarice ci côté bi. donc noonu la demee ba muy 75 benn bu ci nekk, te benn bu ci nekk rek dañuy xeex, te seen champ de conflit mooy nit ki, maanaam nit ki moo koy jikkoo. donc da yaa les bonnes mœurs ak les mauvaises mœurs. donc mu nekk loo xamante ne ni donc xeex boo xamante ne ni mënul ñàkk, parce que diggante dëgg la ak fen, te kenn ku ci nekk da nga am sa armée te da nga bëgg a maanaam gagner. moo tax ku mel ni imaamul Hussein alayhi salaam nga xam ne sëtu rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam, moom bi nga xamante ne ni gis na maanaam jamonoom, parce que dinañ ci ñëw, islam bi ñu ngi koy changé, Yazid mi ngi def lu nekk pour yàq l'islam, dinañ ci ñëw tuuti évoqué ko. Yazid mi ngi jiital fen ak yàq ak tooñ, te jëmaloo ko fenn lu dul ci yonent bi ak waa këram yi des. donc loolu mu nekk loo xamante ne lu kéemaane. moo tax mu jóg moom Imam Hussein ne noo lii man mënumaa toog nekk sëtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di donoom ba pare man ma mel ni comme ku absent ci li nga xamante ne ni moom mooy ci champ bi. ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk Ibrahima Diallo depuis la Guinée, di ko ñaanal bu baax. donc loolu moo tax Imam Hussein mu jóg mu ne donc combat bi combat civilisationnel la, combat de civilisation la, maanaam combat wu deux projets la. comme ni ma ko waxee woon démb, kii dafa bëgg a indi lu bon muy Iblis, moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg a indi lu baax, Adama ba ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc comme ni nga xam ne noonu moo tax moom Imam Hussein xam bi mu xam loolu, moo tax bi jiitu mooy mu taxaw temb pour jël tànkam teg ko ci li ihyaa'i xattu risala, maanaam pour mu dundal li nga xamante ne ni mooy li fi maamam bàyyi woon, mooy mission bi. waxoon nañ démb muy ci wàllu tooñ, ci wàllu tyrannie, yooyu yëpp nga xamante ne ni moom def na ko moom Yazid. ba nga xamante ne ni débauche, ay dépravation, maanaam cagatu, naan sàngara, yàq société bi, ubbi ci ay kalando, ay bar, ay yeneen yu demee noonu, loolu mu dem ba indi jikko yu commencé changer. te alors que yonent bi ak saaba yi nga xamante ne ñoo toppoon ci moom def nañ seen kent laayu kàttan pour société bi nekk une société islamique de bonnes mœurs. moo tax jógu Imam Hussein pour mu xeex dafa nekk jóg boo xamante ne ni bu audacieuse la, maanaam bu ñeme,
boo xamante ne ni joxe sa bopp la waaye aussi bu volontariat la maanaam bu sincère la bu bénévolat la maanaam inna waaqiata Karbala muqaawamatun jariatun wa fidaiyatun wa xaalisatun maanaam jógam dafa nekk loo xamante ne ni ci njàmbaar la tegu waaye aussi jaay bakkanam nga xam ne lu mu ko ci jaral rek jaral na ko ci bu ko defee waaye mu nekk loo xam ne ci cellenge gu mag la nekk. Donc l'événement de Karbala est une résistance audacieuse, sacrificielle, pure et sincère. ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk Adama Diop di ko ñaanal di sàkk ci moom ñaan bu baax macha allah. Donc li nga xam ne moo doon jubluwaayu Imam Hussein mooy mu contrecarrer jubluwaay yi nga xamante ne mooy jubluwaayu Banu Umayya nga xam ne seen jubluwaay moo doon fexe ba dañuy gën a dëgëral usus maanaam les fondements yi nga xamante ne ni d'un état despote tyrannique oppresseur maanaam état boo xam ne dañuy ci tooñ la tegu ci jaay doole la tegu ci bot di konte la tegu comme ni ma leen ko waxee woon te dinañ ci ñëwaat. Donc loolu mu nekk loo xam ne lu am solo bu ngeen gisee léeg-léeg may làkk tubaab parce que ñi ñuy déglu de par le monde am na ci ñoo xamante ne ni nañuy for waaye tubaab bi da leen di orienté parce que moom la ñuy gën a dégg. Donc le but de Banu Omeya était d'établir les fondements d'un pouvoir basé sur une autorité despotique, oppresseur et tyrannique. Donc, loin de toute piété et de savoir maanaam mooy nguur goo xam ne pour nga nekk ko pour nga donn ko teguwul ci nga am xam-xam teguwul ci nga ragal yàlla yow na nga nekk rek bokk ci famille bi ak noo mën a mel rek mën nga jiitu. Donc critère ragal yàlla ak xam-xam nga xam ne mooy war a jiitu xam-xam mooy war a jiite surtout ci diine ragal yàlla tegu ci loolu amul woon ci ñoom. loolu nag du woon gëléet parce que baayam Muawiya moom pouvoir am mu ngi ko reposé woon ci irq mooy ci deret maanaam ku mu bokkal waaso waaye également ci tribalisme ñi bokk ci tribem donc ci tribem waaye moom it tegu ko ci gëm yàlla imaan walla ci compétence kële Yazid tegu ko ci ragal yàlla walla xam-xam mais baay bi tegu ko ci gëm yàlla walla maanaam li nga xam ne mooy compétence te gis nga ñeent yooyu yëpp moom mooy pour une gouvernance sobre et vertueuse yi ngay dégg ñuy wax parce que ci démocratie idéal la comme islam aussi idéal la mooy du l'islam li mu wax yëpp walla démocratie li mu wax yëpp mën nañ koo jëfe mais da ngay aspirer vers ça vers ces valeurs parce que idéalisme dafa am philosophique réalisme philosophique matérialisme philosophique ak li ñu tuddee maintenant le pragmatisme philosophique. Donc gis nga waqaamat sultatu Muawiya ala asaasi al irqi wal qabaliya la diin wala al kafaa. Donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar loolu moo tax mu doy waar ba pare Yazid aussi mu ñëwaat encore ci ñaar yi ma waxoon ak baay ji ñoom ñaar ñu defaat encore ne léegi dañ ciy duggante népotisme maanaam genre clanisme maanaam ki nga bokkal ki nga mën a gisal même bu ngeen bokkee waaso na ngeen bokk ay intérêt ak wiraasiye léegi nag ku fi jógee sa doom moo la war a doon. Donc ci islam Muawiya moo njëkk a indi maanaam nga dee sa doom doon la
te nekkul loo xamante ne dafa jóge ci yàlla wala ci yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. donc loolu moom moo dindi maanaam li nga xam ne moom la jullit ñi doon doxee mooy shura, la délibération, mooy maanaam il faut que ngeen daje concerté, ngeen waxtaan, échanger dans des espaces publics, ñëpp wax comme genre parlement. À partir de là ñu tànn ay décisions yoo xamante ne day populaire, day am cëslaay boo xamante ne bu populaire. donc gis nga état islamique ni mu formé woo. donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la nga xam ne day tegu ci foi religieuse, ci iman ak ci li nga xamante ne ni moom mooy shura. waaye Yazid ak baayam Muawiya dañoo dindi loolu. donc walaw la dammul Xuseyn az-Zaki la rubbama istamarra xukmul jahiliya ila al qiyaama. budul woon maanaam lii nga xamante ne ni moom la imaamul Xuseyn jóg def tey, bu fekkonte woon na ni jógul woon tey, kon mën nañu jàpp ne l'islam ci jëmu boppam dootul nekkati di jéggul, dootul nekkati comme ni mu mel, nga xam ne noonu la ko yonent bi bàyyi woon, saaba yi bàyyi ko woon noonu. waaye li ko révolutionné, changer le cours de l'histoire, mooy bonu Yazid, waaye aussi deretu imam Hussein moo ñëwaat pour jubbanti nit ñi ci loolu. donc jubbanti boobu nag mu nekk loo xamante ne ni lu am solo, histoire daf koy nettali toujours. moo tax ci français, n'eût été le sang de l'imam Hussein, certainement l'ignorance jahilite régnerait et continuerait à régner jusqu'à la résurrection. moo tax inna li qatlil Hussein xaraaratun fi qulubil muminina la tabrud. mu ne kooku wax la boo xamante ne ni sunu imaam yi ñoo ko wax, ne lii nga xam ne mooy rendi bi ñu rendi imam Hussein ca Karbala, ànd ak juróom-ñeent ci waa kër rasulullah nga xam ne deretu rasulullah ay sëtam lañu, ñu ne deqalet rendi te ay ñu tudde ay jullit ñoo leen rey. yahud reyu leen, maanaam juif reyu leen, chrétien reyu leen, jaamukatu xërëm reyu leen, athée reyu leen, agnostique reyu leen, mécréant reyu leen. donc ki leen rey mooy koo xam ne dafa tuddewoo jullit. imaginez tey yéen ñi may déglu di ma suivre partout dans le monde, na ko kenn defoon ku génn ci maam Borom Touba, wala ci maam Cheikh Sidi Hadji Malick, wala ci maam Limaamu Laay, wala ci cheikhul islam radiallahu taala anhu ajmain. bu nga xool est-ce que ñooñu bu doon murit la dinañ ko boole ci murit? ne benn murit moo ko rey, moo jëf-jëf ji, wala benn tiijaan moo jëf-jëf ji, wala benn xaadir moo jëf-jëf ji, wala benn laayeen moo jëf-jëf bi. déedéet, kooku sax loolu du ko fa fekk. bu ko fa fekkee mooy ne parce que dañ ko rawale. waaye gaa ñi dinañu def lu ñu man pour jëflanteeg moom. moo tax xeex yooyu nag, combat boobu nga xam ne c'est un combat perpétuel, dafay nekk toujours combat la yoo xamante ne ni dafa laaj maanaam yàlla même bu fekkente ne ni dafa wax ne mën nañu gañe combat bi, te mooy gañe la aghlibanna ana wa rusuli, maay gañe ak ñi nga xamante ne ni ñooy xeex ci sama mission, samay yonent. waaye combat boobu dafa laaj sacrifice. mun na nekk benn damaana i'tibaatiya, muy benn une garantie arbitraire, mu ne voilà comme man sama cause ngeen di xeex man yàlla, donc damay bàyyi ngeen di gagner toujours. non non, kon dund bi dootul neex. donc dootul nekkati lutte, xeex boo xamante ne bu perpétuel entre le vrai et le faux. da ngay nekk ci dëgg ñu duma la, da ngay nekk ci dëgg borom doole ñëw duma la te yàlla du intervenir ba ngeen génn ci àdduna kenn du xam fan la dëgg gi féete ak fen bi. xanaa loolu moo gën a garaaw. te pourtant yàllaa ngi xool, parce que àdduna yemul fii. c'est pas parce que da ngay nekk ci dëgg rek kenn du la gañe. déedéet, dañu lay rendi comme ni ñu def yonent yàlla Yaxya. mu doon moom yonent yàlla Yaxya
alayhi salaam di doomu Zakaria ak Marie Madeleine nga xam ne baay ji yonent la dañu ko siyee ak garab ci dënn bi fi nga xam ne xol bi fa la ne laa ilaha illallah da foofu la ñu dàkk xar ko dagg ko garab bi fi mu làqatu woon. ngeen xool Jésus ngeen xool yenent yi alayhimu salaam ñooñu bu ñu leen reyee segamtuma la ak ñeneen ku ci deewul rek ñu rey la yàlla moo tuddul sa dee. moo tax nekkul damaana i'tibaatiya c'est-à-dire une garantie arbitraire boo xam ne dafa neex yàlla rek ne voilà non sama yow man ngay xeex donc amul problème am dinaa la gañaloo. donc pour gagner nag dafa laaj nga utiliser li nga xamante ne nii alqalb mooy le cœur wal jawaarix moom mooy say membrane, jawaanix mooy organe c'est-à-dire li nekk sa diggante maanaam dënn bi loolu mooy organe jawaanix. sunu ñaan yi di ngeen gis lu bari ci yooyu di ñëw. donc nous saluons au passage monsieur Ba Moro Camara depuis le Mali, mais également notre ami et frère Ousmane Laltris et Dara Serigne Sayer Mbaye. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen tatagal. donc asbaabu nasr wal quwwa min indillah fi siraiha ma al kufr wal nifaq wal jahiliya ala wajhi al ard innahu aw indaha asbaab. maanaam li nga xam ne cause yi nga xam ne mooy tax nga mën a gañe mooy nga am doole boo xam ne ci yàlla la jóge certes boo xamante ne ni yàlla daf ko ñànkiwal ñi nga xam ne ñooy xeex ci wetam donc nga am chance mu jox la victoire pour xeex lii nga xamante ne ni mooy réer ak caay-caay weddi yàlla ak naafiq. donc les causes pour obtenir une victoire, ça vient de Dieu. Ça ne peut que venir de Dieu. Donc, dans ce conflit opposant, d'une part la mécréance et l'hypocrisie et l'ignorance de manière générale, mais également le bien, le vrai sur cette terre. donc bi jiitu mooy pour nga gagner pour cause yàlla pour nga gagner ko bi jiitu mooy al iman, avoir la foi, gëm yàlla. bi ci tegu mooy at tawakkul alallah, mooy maanaam nga wéeru ci borom bi, mooy la confiance en Dieu. wasiqatu bihi mooy se confier à lui, maanaam nga jox ko sa bopp lépp. yàlla mën nga ko gëm am iman fekk gëmoo ko fekk wóoluwoo ko waaw fekk wóoluwoo ko. al jihad muy 4e position. fii buñ ne jihad c'est l'effort, parce que fii c'est l'effort, les divers efforts que vous faites ci wàllu xam-xam ci wàllu jàng. parce que tey boo bëggee xeex dara étudier woo ko, dafa laaj étude de terrain, évaluation, remise à niveau, comme ni ngay def rek boo dee def étude plan ou business plan wala leneen ci commerce di xool situation bi ñan ñoo ko mën a jënd ak combien de personnes ñoo ko mën a jënd ak période bi ban marchandise la ñuy soxla, fan lañ koy soxlaa, fan lañ ko mën a amee, ak kan mooy grossiste bi ko mën a maanaam écouler, ak demi grossiste yi ñaata lañ koy mën a jaayee ñaata sa gañ. noonu nga ciy def yoonu yàlla aussi noonu nga ciy réfléchir di ci bàyyi xel. moo tax jihad bi nga xam ne mooy bi mujj mooy nga jël arme pour que nga dem xeexi ak ñi nga xamante ne dañ déclarer la guerre à l'islam. te loolu aussi un état moo koy def, parce que bu sinon rek dafay am anarchie comme une armée mexicaine, te melul noonu. parce que islam ñi nga xamante ne ni le corpus juridique, le juridisme islamique muy àtte l'islam, def nañu en sorte que ay règles ci guerre waaye aussi ci paix, comme ni nga xam ne noonu nga ko gisee ci Nations Unies mooy les lois de la paix ak de la guerre. donc islam civilisation la, dafa am benn super structure, maanaam loo xamante ne ci lay reposer wu pour mën a gouverner. moo tax
jihad boobu dafa am solo sur toutes ses formes. Gis nga ko puissance militaire yi fi nekk yépp boo gisee Amérique tey ñu ragal ko c'est à cause de son nucléaire son arsenal. La Russie la Chine c'est à cause de son arsenal militaire. Japon ngi nii moo doon deuxième puissance mais ñàkk doole puissance militaire devant les États-Unis moo tax lu ko neex États-Unis mu napp ko. Donc moo tax bu ñu ñoom nag du ñu am fula ñeme ko jullit ñi muy les États islamiques musulmans ba pare nekk ci dëgg ba pare ragal ko c'est pas possible. Donc nañu raisonnable te ay armes de dissuasion la yoo xamante ne ni ku yor sa tapparka ki yor tapparka yow nga yor tapparka mooy yooyu ñuy tappee boo cuubee waaw kenn ku ci nekk boo ko tegee sa loxo kenn ku nekk di nga may sa bopp jàmm parce que da ngay yaakaar ne moom la gën a gaaw pour toj sa bopp. Donc juróom-bennee bi mooy al ixlaas mooy li nga xamante ni la sincérité et les requises maanaam loolu dafa am solo gannaaw bi nga xam ne lépp pour yàlla la imaan beeg tawakkul beeg siqa billah beeg ak jihaad bi ak al amalu fi sabilihi ak jëf pour yoonu yàlla pour ñoŋal ko mu jóg bi ci des mooy al ixlaas parce que loolu sa mbiru bopp la nag combat la yaay xeex pour que li ngay def mu nekk pour l'islam li ngay def mu nekk pour l'islam pour un objectif sublime bien déterminé. Bi ci juróom-ñaareel mooy ibtigaa wajhullah c'est-à-dire say combat say réflexion say attitude say action yépp na nekk pour ut l'agrément de Dieu pour yàlla kontaan waaw pour yàlla kontaan ngir yàlla nga ko war a def. Al intisaaru li di fexe ba diineem bi gañe muy diine l'islam mu gañe diine yépp naka nga koy defee kooku xam-xam la laaj aussi gis nga toujours base bi moom mooy xam-xam waaye aussi as-sabr wa thabat mooy liñ tuddee la longanimité wala la patience mooy muñ la persévérance ak sabat moom mooy la constance maanaam nga sax ci li nga gëm. Bu ñu dóoree lacrymogène nga daw quelque part parce que principe bi day changer bu njëkk ba bu ñu génnee kii rek nga daw mais léegi da ngay daw fente ko jëlaat ko nga sànni donc yooyu ay forme la parce que ça évolue. État yi gis ngeen dañuy ñëw soxla xam ñi yan arme la ñu yow yor seeni bombardier wala def ay simulation pour que nga tirer boo tirer pour ñu xam kii ci ban genre arme la yor bu ko defee ñoom ñu def contre arme boobu parce que toujours day am dot ak antidote. Moo tax bu leen yaakaar ne souvent yi yenn pays yi di def di cokkaas yenn yi ak yu demee noonu dañu ko def nii rek de manière fortuite gratuite pour ne parce que dañoo yàkkamti seen yaram mooy xasan déedéet dañu bëgg a xam arme yi est-ce que ay arme tactique la de dissuasion yu demee noonu donc ça dépendant de leur doctrine militaire. Fukkeel bi mooy as-sidqu fil mawaqif mooy maanaam boo jëlee position na nekk position wu dëgg te na nga ci dëgër maanaam na nga ci dëggu na nga dëggu ci sa position waaw nga courageux ci sa position am ci fidélité nga rus ëllëg ñu ne diw de dafa dawoon diw dafa defoon nii waaw dafa war l'islam parce que zaxf mooy maanaam combat bi même mën na nekk combat boo xamante ne ni léegi cybernétique am na muy sibériani maaraka sibérianiya nga xamante ne ni lutte wala conflit cybernétique nga xam ne léegi ay virus la ñuy sànni waaw donc yooyu yëpp parce que guerre dafa commencer di changer de manière graduelle. Léegi guerre entre superpuissance dañu koy éviter parce que à cause de la dissuasion nucléaire mais léegi c'est des guerres asymétriques loolu mooy am de faible intensité de moyenne intensité et de grande intensité entre certaines puissances ak des puissances régionales wala des puissances moyennes. Ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk sunu xarit Seydina Ousseynou Sy di ko ñaanal bu baax vraiment nit ku fidèle la ku constant la ci depuis bi ñu koy def depuis daaw ba tey ci
cours yi beneen bi mooy al i'daadul maydani maanaam évaluation étude du terrain, étude du marché, la situation géopolitique, géostratégique, la situation politique, la situation économique, la situation sociale, sanitaire, yooyu yëpp da nga ko war a jàng. lii nag ñuy wax nga xamante ne ni 11 la yoo xamante ni ku bëgg maanaam sa cause nga gañe ko yii nga war a sàlloo yooyu nekku rek ci affaire u diine l'islam, mais de manière générale lépp loo xamante ni bëgg nga mu ñoŋ da nga ciy jiital xam-xam, nga étudier ko, nga jàng ko, nga xam ko. loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy lay jox li nga xam ne moom mooy succès. moo waral dafa am solo trop pour que ñu xam ne maa maana nasru wal hazima. donc foofu dañuy xam lan mooy donc victoire, lan la ñuy xàmmee victoire ak li nga xam ne mooy défaite, ngañaay ak ku ñu dominer, ku ñu gañe. ndaxte boo dee xool victoire ci jëmu boppam mooy maanaam lan la fi signifié maa maana nasru wal hazimatu fi misli hazihi al maarik. donc lan mooy victoire ak li nga xamante ne ni mooy ku perte, ku ñu gañe ci genre xeex yi, mais li nga xam ne c'est asymétrique. parce que armée Yézid maanaam dem nañu plus de 20 000 30 000, alors que armée Imam Hussein 72 la ñu. 72 est-ce que mën nañu faire face numériquement à une armée de 30 000 personnes? mënul nekk. donc ci combat boobu xel mënul nangu 72 personnes gagné ñii nga xamante ne ni ñoom ñooy maanaam 30 000 personnes. lu ñu jàmbaar c'est pas possible. te ci 72 yooyu am na ci ay jigéen te bokkuñu ci, ak ay xale bokkuñu ci, ñu majeurul woon bokkuñu ci, ñu feebaroon comme imam Sajjad Zeynul Abidin alayhi salam bokku ci. tu vois, donc que signifie la victoire et la défaite dans de pareilles situations de conflit ou de combat? moo tax inna hadha an-nasr laysa bil maana al askari li nasr. donc bu ñu dee xool donc li victoire bi Imam Hussein am ci kanamu Yazid, ci kanamu armée Iblis, nekkul ngañaay goo xamante ne ni militairement mën nañ ko wax ne am na ngañaay militaire. donc cette victoire n'est pas au sens militaire du terme. ndaxte عندما نتجاوز يعني أو تتجاوز الشائع المنظور للمعركة والأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية. loolu ñu ngi fu fekkente ne ni dimension militaire bi dépassé nañ ko, waaye ñu xool au-delà de cette dimension militaire les dimensions politique, économique, sociale et culturelle. donc comme projet de société, le deux combats la civilisationnel, donc bi nga xamante ne ni moom mooy bi gagné, buñ ko xoolee ci natt ci militaire duñ ko xool, waaye bu ñu xoolee au-delà de ça dinañ gis ne politiquement ki ñu ne moom la ñu gagné militairement moo gagné, économiquement ki ñu ne moom la ñu gagné militaire moom moo gagné, parce que projet de société am moom moo dem malgré que bàyyi na fa bakkanam. donc si nous dépassons ce qui est visible et de ce combat du point de vue militaire, politique et économique, nous constaterons que l'imam Hussein alayhi salam est parvenu à faire tomber le masque du visage du régime despotique, tyrannique et oligarchique des Omeyyades. moo tax sanara an al imam al Hussein najaha fi fadhi al nizam al istibdadi. donc foofu imam Hussein gagné na maanaam
ci gañe bu wóor boo xam ne faire na tomber ay masque maanaam yi ñuy sol nii léegi nga xam ne xamuñu woon bu baax kanamu ki nga xam ne moom la ñu amal affaire mais ci rey bi mu kooku rey Imam Hussein fexe na ba maskam tombe ba ñu xam ne ndekki kii mooy véritable nature am mooy bandi bi nga xam ne moo rey waa kër yonent yàlla moom saa sallam mooy Yazid. donc fexe na ba nga xam ne ci juróom benni point bi ci jiitu mooy isqaatu shariyatu Yazid mooy maanaam li nga xam ne moo doon légalité légitimité Yazid amatul daanu na mooy maanaam donc kii koo xam ne day naan sàngara di rey waa kër yonent bi di tuur seen deret kooku mënul nekk buuru jullit ñi parce que yonent bi moo sos l'islam ci moom la ko yàlla wàcce muy xaatimul anbiya. donc faire tomber la légalité ou la légitimité à Yazid. ñaareel bi mooy isqaatu alqinaawu an wajhihi ka amirul muminin mooy ñi nga xam ne mooy maanaam mu daaneel masque bi nga xam ne moom la Yazid tegoon ci kanamam bee xamuñu woon nature mais bii comme lan moo nee na moom moo doon chefu jullit ñi koo xam ne dafa am naankatu sàngara la woon yaayam bokkuloon sax ci diine l'islam ni ko bàyyi ji amee c'est douteux waaye ñaareel bi amoon na benn goloom boo xamante ne keroog bi golo bi deewee dafa ne képp koo xam ne gouverneur am nga dans le monde islamique na nga ko ñëw nga jaale si ko waaw ndax ci goloom boobu nga xamante ne dafa dee yooyu mi ngi ci téere histoire yi mu ci sunna mi ngi ci chia. donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo donc kooku munul nekk amirul muminin maanaam le prince des croyants le souverain des croyants musulmans. ñetteel bi mooy fadhuhu mooy li nga xamante ne ni mooy scandale bi nga xam ne moom mooy tuur deret waa kër yonent ci yàlla sallallahu alayhi wasallam te Yazid def ko maanaam bu dul woon sacrifice acte sacrificiel bi nga xamante ne ni moom la Hussein def kon du ñu xam maanaam dëgg li xam parce que mënoon na rey kenn te yàgg na ko def parce que Yazid dem na ci Médine fi yonent bi tëdd arméem ñu biiral fa 10 000 femmes 10 000 jeunes filles ñu dévierger leen mi ngi ci téere taarix yi Yazid def na loolu. Yazid kaaba gi nga xam ne moo gën a sacré xam nga ñaar yooyu la ñu am Makka ak Médine mu dem muy xeex Abdullah ibn Yazid arméem ñu taal kaaba ki détruire ko moo tax sunu président yi àgguñu foofu par rapport ak Yazid. tu vois donc dañu war a xam suñu histoire gis nga boo xamee sa histoire rek da ngay fier moo tax dinañ ci gën a xóot ci gën a ñëw incha allah waaye aussi musaadaratu shar'iyya allati xaawala an yasbaghaha ala nafsihi moom aussi essayé aussi xeex bi mu xeex ak Imam Hussein ba rey ko rey 59 ci waa kër yonent bi loolu maanaam fexe na ba ni mu confisqué woon le pouvoir maanaam tey ko ci ay loxoom ndekete moom loolu waratul ci moom te ba pare mu sàngoo ci turu diine donc loolu yëpp ndax tuur bi mu tuur deret waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom fukk ak juróom-ñeent muy 59 personnes juróomeel bi mooy alqawaidu allati kaanat yastanidu ilayha maanaam les règles sur lesquelles son pouvoir était basé maanaam yi nga xamante ne ni ci jumtuwaay yi nga xam ne nguuru Yazid ci loolu la tegu woon pour noot nga xam ne man maay amirul muminin man maay lii nekkate loolu yëpp tey li ko fenloo moom mooy rey bi mu rey te xet rendi Imam Hussein alayhi salaam ci Karbala juróom bi ci tegu muy lii nga xamante ne ni mooy inhaau xattuhu asiyaasi fi taxrif al islam an majrahu al tabii mooy fexe ba nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ligne bi ñu tracé woon moom Yazid nga xam ne c'est une ligne politique directrice politique ne ci lay aw
pour que mu man di dénaturer l'islam yàq turu l'islam ci ni nga xam ne l'islam noonu la waroon a doxe donc mettre fin à sa tendance, c'est-à-dire sa vision politique dont l'objectif était de déformer la véritable nature de l'islam et de le dévier de son cours normal et naturel. moo tax lam yakun al-Hussein salaamullahi alayhi wa alihi yatlubu hukman aw sultaanan. Imam Hussein soxlawul woon bi muy jóg noonu ak 72 personnes nga xam ne 59 rek ñoo ci valide, tu vois, ñi ci des ñëpp ñooñ ci waa këram, tu vois, ñooñu kooku ku doon ut nguur da ngay essayer nga émate ñëpp parce que bu leen fàtte mi ngi jóge woon Màkk pour jël nit ñi. Mais xoolal y avait à peu plus de 2 millions de personnes ci moment yooyu ci jamono sinon plus, waaye kenn àndu ceeg moom lu dul boo jëlee 75 nga nañu soustraire 59 personnes ci 72, donc ñaata nit a des ci monde islamique bi yëpp ñooñu ñoo nangu ànd ak moom. xam nga kon affaire boobu garaaw na ci moment boobu. donc ci moment boobu monde islamique ban maanaam nu ñu doon demee donc yu mel nii war na kon ku mel ni Imam Hussein mu jóg mu xeex, waaw, ndax ngor, ndax diine, ndax sàmm maanaam tuuraas maanaam héritage legg bi nga xam ne maamam Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko fi bàyyi. moo tax l'imam Hussein ne cherchait pas le pouvoir ni à diriger, mais ce qu'il cherchait, c'était juste de montrer, de marquer un acte mémorable, un acte historique qui sera laissé à la postérité pour qu'il soit toujours un guide lumineux vers le chemin qui mène vers Dieu et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk Alpha Mike ak sëñ Babacar Diouf. donc un peu maanaam juróom-ñaareel bi mooy ne kaanat maarakatun yaani Karbala xeex la woon boo xamante ne ni xeexu civilisation la, xeexu projet de société la entre gëm yàlla ak yonent bi ci côté ak entre yéeféer ak naafeq ci côté. donc looloo indi xeex boobu nga xam ne xeexu civilisation la, donc du xeexu militaire rek mu yem ci. gis nañ ne Imam Hussein ci tuur bi mu tuur deret ak waa kër yonent bi loolu mu sauvé l'islam ba nga xam ne l'islam stoppé na ci deret boobu nga xam ne moom la Imam Hussein tuur li nga xam ne moom mooy islam bi nga xam ne moom lañ doon bëgg a proposer contrefaçon bu ko defee mu nekk lu doy waar te boobu sax ñun mucc ñu ci totalement parce que Banu Umayya toog nañu ci pouvoir bi 83 ans ak 6 mois 83 ans 6 mois, donc def nañu lu leen neex ci l'islam, changé nañu, amoon nañu seeni fuqaha di jurisconsulte, amoon nañu ay muhaddisuun, amoon nañu ay muarrixuun des historiens, te xam ngeen yooyu yëpp dafa am version des vainqueurs ak version des vaincus. te temps yooyu média amul comme ni mu amee nii, donc il faut nga am ku lay defal ay hadis di la ko fentel, il faut nga am ku lay waxal loi bi dagan na lii dafa xaraam, il faut que nga am ku lay indil sa vision ci tafsir ne la nii lañ ko defee, fekk ay israéliyaat la, c'est des kii yoo xamante ne emprunté des récits yoo xam ne narratifs israélites. moo tax ñu ne kaanat maarakatun yaani Karbala, maarakatu Karbala kaanat maarakatun xadaariyatun najaxa fi saddi المد الجاهلي الأموي السفياني الذي كان بدأ يمتد إلى جسم الإسلام العزيز وباسم الإسلام. donc ndekete à partir de ça gis nañ ne ndekete kii nga xam ne moom mooy Yazid xeex bi nga xam ne doon na ko xeex Imam Hussein xeex la boo xamante ne ni bu civilisationnel boo xamante ne ni
ba deret yi waa kër yonent bi tuur sauvé na quand même en grande partie li nga xamante ne mooy l'islam tey. Donc on peut gagner dans un premier round, deuxième round, troisième round, comme dans un combat militaire, et perdre finalement la guerre. Parce que ci combat mën nga gagner premier round, deuxième round, troisième round, mais ci troisième round mais nga yëpp nga gagner ko, mais finalement nga perdre guerre bi. Loolu mooy combat. Donc ce fut une bataille civilisationnelle qui a réussi à stopper l'oppression ou l'expansion de la jahiliya dans le corps de l'islam au nom de l'islam. Donc imam Hussein li mu def direct boobu ak waa kër yonent bi mooy fexe nañu ba li nga xam ne noonu la mbir mi doon duggee ci monde islamique pour jaxase ko indi problème, yàlla def na imam deret boobu muccal na ci l'islam ba nit ñi xam ne ki def lii mënul baax, islam bi muy indil mënuñoo topp. Donc wa laysa min as-sahihi an nuqiis an-nasra wal hazimata bi miqyaas an-najahi wal fasl. Donc il n'est pas du lu concret, du lu war ñu bëgg a jël kon victoire ne rek mooy victoire militaire, défaite mooy défaite militaire. Donc ci foofu la ñu mën a waxee ne kii gagné na wala kii perte na, déedéet ci défaite militaire, mais dañuy xool objectif yi, projet de société yu ñaar yooyu am, kan moo ci gagné. mi ngi mel ni fii ci Sénégal tubaab bi dafa indi projet am pour xeex sunu maam El Hadji Omar El Fouti, xeex sunu maam Borom Touba, xeex sunu maam Sidi Hadji Malick, xeex sunu maam yu baax yooyu yëpp. Mais tey bu doon ci armement ak militaire ñoo man ñooñu ko ëppoon, mais tey kan moo gagné, kan la projet am gagné? Projet El Hadji Omar El Fouti Tall, projet Cheikh Ahmadul Khadim, projet Sidi Hadji Malick Sy ak seeni mbokk, ñoom ñoo gagné tey. Donc gis nga boo ko dee nattu foofu rek da ngay gis toujours lutte bi nga xam ne entre seytaan ak ñi nga xamante ne ni ñooy ñi ànd ak yàlla ak yonent bi. Donc il n'est pas concret de mesurer la victoire et la défaite par le succès ou l'échec obtenu dans l'immédiat, mais il faut voir et étudier ses répercussions dans le futur, dans les hommes et les sociétés qui seront influées ou bien influencées par ces événements du passé. Donc mu nekk li ma wax léegi ci wolof. Mais war na nécessairement ñuy natt maanaam impact yi nga xamante ne ni, de comprendre impact yi nga xamante ne ni am na ak influence yi nga xam ne am na ci comportement société yi, parce que société day am toujours des transformations sociales, des mutations sociales wala sociétales ci wàllu jikko yi, ci wàllu mœurs yi, vertu yi, yooyu yëpp dafay changer ci nit ki ak ci société yi. moo tax muqaabil al qiyam allati kaanat asaasu hazihi al maaraka, c'est-à-dire face ci valeurs yi nga xamante ne ni moo taxoon moo doon enjeu bi entre ñuy xeex entre ku bon ak ku camp wu ku ñu bon ak camp wu ñu baax ñi. moo tax sinon du am njëriñ bu ñu bëggee jël rek restreindre ko ci guerre. boo gañe mooy guerre militaire, nga xool fi économie, nga xool fi ak yenn xool Japon dañ ko détruire woon, mais gis nga destruction boobu ak Allemagne ak yooyu yëpp teewul dañu mujj dem ba mu nekk deuxième puissance, Allemagne nekk troisième puissance, muy première puissance su Europe. Donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo. Donc moo tax boo comprendre les enjeux yi nga xamante ne ni historique, nga xamante ne comme ni ma ko waxee dem sur la civilisation, la philosophie de l'histoire, falsafatu taarix, naka la histoire di demee ak lan moo tax histoire jóg, yow doo mën a comprendre li nga xamante ne mooy le moteur de l'histoire bu baax a baax, ak yàlla
loi yi nga xam ne daf ko teg muy des lois naturelles nga xam ne dafay fexe histoire di répété wu pour nit ñi di ci jàng moo tax sinon on ne pourra pas comprendre le mouvement de l'histoire et les lois de Dieu dans l'histoire donc loolu li muy wone mooy ndekete histoire mënul toog ay mouvement la ay acte la yoo xam ne nit ñi ñoo koy posé di ko def entre lu baax ak lu bon mu nekk xeex boo xam ne dafay nekk moo tax démb ma ne leen Karl Marx dafa juum boo xamante ne ni relativement juum nekkul juum bu total mais ni mu defee chapiteau maanaam mu jël tête de liste mu jël li nga xamante ne ni mooy l'oppression l'exploitation la production ak l'exploitation de la classe bourgeoise di ko yóbbu ci classe prolétaire maanaam ñi am di exploiter ñi ñàkk ci production loolu moom mooy avoir maanaam loolu daf ko restreindre tout si loo xamante ni c'est économique purement loo xamante ne ni éphémère factice nga xam ne fii la yem donc économie boobu nekkul donc c'est la possession c'est l'avoir alors que islam da la naan déedéet tête de liste bi nga xamante ne ni moo war a nekk entre cette lutte muy le moteur de l'histoire mënul nekk entre la bourgeoisie ak le prolétariat mais dafay nekk entre le vrai et le faux entre le bien et le mal te exploitation ci la bokk waaw pour monopole ci la bokk comme ni ma ko waxee démb mais dafa laaj dégg parce que l'islam li ko intéressé mooy l'être d'abord maanaam son existence caractérielle maanaam mu am caractère yoo xamante ne ni ci éthologie mooy jikko yi nga xamante ne ni moom la ñu wax nit moom la war a sàlloo bu ko defee kooku bu amee jikko yooyu kooku dina moytu di exploiter dina moytu di monopoliser dina nekk koo xamante ne du nekk ku vorace wala ku avare wala koo xamante ne ni dafa nekk ku ambitieux de manière négative wala koo xamante ne ni dafa vorace yu demee noonu donc jikko mooy tax yooyu dañ moo tax islam ñëw indi ko sunu philosophe contemporain yi ne non Marx li nga wax du loolu mais mooy maanaam l'être d'abord mooy il faut que réformer l'être maanaam former l'être à ce qu'il puisse gérer cette exploitation wala cette production mais également la répartition équitable mais juste de ces richesses moo tax loolu dafa am solo qad yaxsaru al tarafu alladi yusabbitu aw yusbitu inda al qiyam wal mabda donc moo waxal ki nga xamante ne ni mooy kiy représenté mooy mbaax ñu jël ko rey ko muy comme yonent yi wala sunu awliya yi fii am na ñu fi rey am na ñoo xam ne dañoo rëcc waaw ñu rey leen jaxase leen waaye seen cause moo mujj ñoom ñu gañe moo tax yàlla ne la aghlibanna ana wa rusuli dinaa gañe garantir naa gañe man ak ñi nga xamante ne ni ñooy samay yonent yooyu nag de manière générale mooy képp koo xam ne da nga nekk ci mission wu yonent yi ñu doon dawal yow nga nekk ci rek yàlla nee na victoire boobu da nga koy am ci lii nga xam ne mooy conflit bi inévitable et perpétuel permanent entre le vrai ak le faux moo tax il se peut que la partie qui représente les valeurs et les principes perde la bataille au premier, comme je l'ai dit tantôt, au deuxième, au troisième round. Mais elle peut avoir à la fin un succès et une réussite incontestée, mais également permanent, pérenne et pour toujours. Donc, أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di nuyu bu baax sunu mbokk Seydou Sow
bu baax a baax di ko tatagal di am mbégte lool ànd bi mu ànd ak ñun. donc suba incha allah dinañu dugg ci Ashura naka la nekkee calamité bi gën a mag maanaam musiba bu gën a mag ci l'histoire de l'islam wala même de l'humanité parce que àgguñu ci histoire ba mën a massacrer toute une famille quasi totalement une famille nga xam ne surtout mooy gën gi mbindeef te ñu ko def duñu chrétien duñu yahud duñu jaamukata xërëm mais ñu doon woote wa ay jullit lañu def ko waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey jégalu bu baax retard bi parce que tey xam ngeen ne moo doon sunu symposium international bi ñu doon def sur Ashura nga xam ne virtuel la woon sur internet Zoom yàlla def ci ulama yi ci monde bi ak intellectuels yi ñu tànn ma ci mu représenter Afrique ba def naa ci benn communication macha allah yàlla defal ñu ci ndam ñu ngi ci ñaanaan rek di ñaan yàlla yokk sutura mbas mi yàlla jële ko fi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh